13h benn waxtu sënkam ci télévision Futurs Médias mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci mbas mi ak tolluwaayam jàpp leen ne benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméer ak fanweeri cas positif la ñu am juróom fukki ak juróomi cas contact ci ñoom askan wi ginnaaw itam bi bàq bi tooyee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca ginnaaw raay mënuñoo dem mënuñoo dikk ndax ndaw ba nga xam ne ndox ma nga xam ne moom moo fa tagg témbe li ñu jàpp ne moom moo ko waral di liggéeyu train express régional ñoom ñooñee nag di xam ne rek ne fii ak fan bu gouvernement bi yëgluwul daañu yëngal ndox mi itam daal di boole benn quartier woo xamante ni moom moo nekk ca Wakaam ak itam bureau bi poste ba nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ba tax itam ñoom seen bopp ab coow daal di am ca la nga xam ne rek moom moo di seen ak biir yéen a ngi fàttaliku suñu yeneen jotaayu xibaar yi ñu ngi doon wax ci coowal coobeen yi ba tax itam ñu jàppoon ay ndaw nag jamono yi ñu ngi leen di àtte ci kanamu yoon lu tollook wala boog lu ëpp fukki avocat ñu ngi leen di layoo la daañu dem ca tribunal bu grande instance bu Thiès daal di fay fekk suñu ndaw Cheikh Anta Diop mu daal di dikk ak ñun ci loolee nag ni mu gën a yaatoo coowul magistrature bi nga xam ne boobaak léegi yéen a ngi koy dégg njiit bu cour d'appel bu Kaolack nag di joxoñ baraamu tuuma jeune magistrat yi nag lu mu xamle moom moo di ñoom seen bopp dañoo manqué li nga xam ne moom moo di respect niki tey ji itam kookee mi ngi amal ab ndaje ak way taskatu xibaar yi coow la ca Mali nag mu mel ni M5 RFP nag niki tey ji bu ñaari waxtu jotee daañu amal beneen ab ndaje li bokk na ci li ko waral ngi gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di militaires yi nag ginnaaw coup d'état bi ba ñu ko amalee foofu nag daal di weñ loxo ki nga xam ne moom moo fa nekkoon njiit bu réew di IBK ba tax mu daal di wàcc ci li nga xam ne moom moo di nguur ga mbokk yi daañu ci toftal li yéen a kaay xëyee niki tey ji ci àjjuma ji bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futurs Médias ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar ñu doori ak nañu ko junjee woon mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal benn doomi Adama daal nay toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméer ak fanweeri cas positif la ñu am juróom fukk yi ak juróom ci ñoom nag di ay cas contact ñu teelu docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn test yi ñu jot a def téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom fukk ak juróomi cas contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ma baamtuwaat ko am nañ ci juróom fukk ak juróomi cas contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi am doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore feebar bi am nañ ci ñaari cas importé kenn ki mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Dakar bu Diass keneen ki mu ngi ñu ngi ko nemmeeku fële ci commune bu Diofior am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñett cas ñi nga xam ne mooy cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag seen lim nii la tëddee Ziguinchor am na juróom-ñeent Mbour am na juróom-ñaar Kaolack am na juróom-benn Bignona am na ñeent Kolda am ci ñeent Kédougou am ñett Mékhé am ñett Tivaouane am ci ñett Bounkiling ñaar la am Fann ñaar Nord Foire ñaar Richard Toll ñaar la am Sacré-Cœur ñaar Saraya am ñaar Thiès am na ñaar Touba am ci ñaar Yoff am ci ñaar Almadies am benn Diourbel am benn Fatick am benn Foundiougne benn la am Gibraltar benn Guédiawaye benn Joal am benn Xombol benn la am Kër Massar benn Louga benn Mariste am benn Mbacké benn Pikine benn Rufisque benn Sédhiou benn et Vélingara benn téeméer ak fukk ak juróom si malade yu ñu
entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñett ñu nga ci réanimation benn malade ñàkk bakkanam bésu démb alxamis ñaar fukki fan ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñaar ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñetti junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom wér nañu ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ñu desandi ci mbas mi ak tolluwaayam ba tey ca gare des Beaux Maraîchers ba nekk ca diwaan bu Pikine foofee nag lépp lu soxal matuwaay yi daal nañ koy gën a baral waaye mel ni nag aji tukki ji li ñu xamle moom moo di ñooñee jël matuwaay yi nag dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax wérgu yaramuk askan wi ndax am na ñenn ci ñoom ñoo xamante ni dañoo rek asthmatique ñu teelu reportage bu Abi Faye ak Modou Diop. bile yoon kenn du ne déet jàngi na anam bi ñuy téye thermoflash booy dugg fii faaw rek ñu teg la ko xool sa température ca ñaata la toll waaye la ci gën di ëppati solo bokk na ci faaw nga raxasu lii bokk na ci respecter mesures barrières yi fii ci gare des Beaux Maraîchers bu Pikine. waaw ku ñëw dinañ ko xool kiiwam température am ba xam élevé wul wala pour jéem parce que feebar bi instant yi dafa jéggi dayoo quoi parce que il faut que ñu jël mesures nécessaires yi pour jéem a xool nu ñuy lutter contre feebar bi quoi. balaa mu ñëw ëpp doole. waaw gaa yaa ngi koy def moom wax dëgg yàlla am naata booy jënd am na fooy jaar booy dugg am na fooy jaar te bala ngaa dugg da nga raxasu da nga laal alcool mooy loolu dana la teg daal seen i leer nañ moom. gaa yi ñu ngi raxasu ñu ngi takk seen masque ñu ngi koy respecté daal li ñu ko bëgg comme ni ñu ko bëgg. ñu ne ñoom xalaatuñu benn yoon dugg fii baa ñuy tukki te duñu takk seen masque yi ngir aar seen bopp loolee dañu ko fi aaye. client yi ko amul masque moom wax dëgg yàlla man mi ñu jàppagul moom wax dëgg yàlla ndax fu ma fekk damay takk masque waaw. waaw mënu cee ñàkk parce que loi moom du ñëpp a koy respecté mais fii nii moom boo marché boo ko deful da nga waaye di ndax doo dem dañ lay wàcce xëy loola waaw nga dëgg doosi. waaye itam léeg-léeg ñu dawal ab yërmande ndax masque yi daana leen fat teewlu itam ci seen wérgu yaram la bokk loolee gën a mën a aar ña nga xamante ne ñoom nga bokkal kaar bi. am na ñoo xam ne mu ñëw nelawaale masque yi léegi nag bu leen jàppee nañ leen di tolloo rek di leen dimbali parce que yoon yi sori na léeg-léeg oto yi day tàng comprendre nga dañ jàpp ci loolu di dimbali clients yi quoi. gare des Beaux Maraîchers ñoom dikkaat nañ te gannaaw ba ñu ibbiwaatee mesure barrière ya nga xamante ne dooroon nañu ko tey. càggante amoon na fa lii ñu ne ñoom corrigé nañ ko ba mu mat sëkk ndax tamit jamono ji bàyyeeku doonut loo xamante ne lu war la aar sa bopp doon na loo xamante ne ngëneel la ci askan gépp. Abi Faye cant ak ngërëm ñaan la mbokk yi maa ngi leen ko doon junj sànq bàq wi tooy booba ak léegi nag tax na askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca ginnaaw raay nag seen dem ak dikk daal di tàggatémbe gis ngeen fa ndox ma nang fa taxawee noonu ba tax itam askan wa di yëglu rek bëgg gouvernement bu Sénégal daal di dikk ak ñoom ci ay ndimbal li ñu xam ne nekk ne moom moo waral loolee nag bokk na ci liggéeyuk train express régional bi nga xam ne booba ak léegi ñu ngi ko fay amal coowal ndox ba tey nag daal di boole askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca Wakaam ak itam bureau de poste ba fa ndox may wala ngaan nag moo tax ñenn ci askan wi ñu jàpp ne doole nag du dëgg du yoon ndax waa poste dooy am loo xamante nii rek dañu ko fat ba ndox ma jamono yi nag day amal ab wiirtànge ñu teewlu reportage bu Fat Bintou Konté ak Younous Diatta. ñu ngi fii ci Wakaam quartier bi nag nga xam ne bureau de poste bu mag bi fa la nekk jafe-jafe évacuation ndox moom moo fa am bu tawee dafay lóor te loolu nag moo indi coow ci digganteem ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa poste. cette année ci daal dañoo ñëw ñoom tëj bunt bi fi mu doon jaar tur yi nga xamante ne fa la ndox yi daan jaar bu tawee ñu fatt ko ban ko fattee tamit premier taw bu ndaw ba mu ndëkk a def ñu dem interpeller leen woo leen ba ñu ñëw ñu dem ci biir man ak le délégué Dakar ak sama voisin bi monsieur Mbaye bi ñu demee ñu seeti leen waxtaan ak ñoom wax dëgg yàlla tam ñu sensible ñu nekk ay nit tamit ñu ay nit ñu baax ñu fekk leen fa ñu ne amuñu benn problème bi ñu ñëwee gis ko ñu ne lii de wax dëgg yàlla du solution ñu bëtaat ko ban ko bëtaatee da ndox mi di dem ñu toog ba ci biir ñu ñëw ñoom dañ koy fat seen techniciens yi ñëw dañ koy fat ñu leen moo leen ko fat
parce que fii mooy passage naturel lu ndox bi. bu tawee sax taw bu tuuti kër yi nga xam ne moom moo jëloog poste bile dañuy faral di lóor. bu tawee ñu teg ay barrières fatt ko parce que bu oto yi jàllee ndox mi yëpp day dugg suñu biir kër bu suba boo ñëw ndox mi ba ci biir kër yëpp lay dugg monsieur Mbaye ngi ne ndox ma yëpp ci biir këram lay dugg ñoo ngi nii dañoo fees del moo ngi nii ndox mi kañ moo ngi nii du wax amul fu mu dem fi mu war a jaar lan fatt. ñu demoo négocier ak waa poste mujjuta antu te nag lii buñ ci jugut dina indi jafe-jafe ci diggante askan wi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa poste. ñoom daal li ñu wax nee nañ seen propriété privée la ñoo ko moom seen propriété privée nag ñoom amul bu leen neexee duñ tijji benn buntu tijji ndox mais yow sa propriété privée yow nga ni fu ndox mi di jaar du ma ko tijji te yow nga tijji beneen turu boo xamante ne fa la ndox mi di génnee di dem te yow nga ni propriété privée nga yor yow kañ defoo la da nga nekk def lu la neex. yàggul dara fan yee ñu wees rek ñoom waa quartier bi dañoo jugoon cotiser remblayé fa wante taxul situation bi changé wul benn yoon. man ak monsieur Mbaye mii ñoo jël suñuy moyen bopp defar fii ut grava ut tracteur def ci plus de 250 000 defal leen ñoom seen miir fa salte nekkoon lépp ñu dindi ko defar ko ba mu baax te pourtant laaj ñu leen ci dara parce que dañoo jàpp ne ay voies naturelles lañu mais mënuloo bàyyi ci biir désarroi ñu toog nii mel ni koy jaaxle mënuñu. poste nag bañ ko jegee bëgguñoo wax dara ci mbir bi xamal nañu ne moom du ci antu. ay ca mbokk yi ñu dem ca tribunal bu grande instance ba nga xam ne moom moo nekk ca Thiès fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca wowle diwaan moom Cheikh Anta Diop mu dikkaat ak ñun ci coow la nga xam ne moom moo amoon ca Tobène ba tax itam ñu tegoon ay ndaw yoxo nag xam ngeen la ko waral moom moo di suuf sa nga xam ne nag bëggoon nañ ko jox waa ICS nag lu tollook 6 hectares ndaw yooyu nag bañ ba tëdd ci suuf ne loolee nag du am ba tax tam coow la daal di juddu jamono yi nag lu ëpp fukki avocat nag ñoom ñooy layool yooyu leen ndaw bu fekkee Cheikh Anta Diop mi ngi ci bu mu jokkoo bi Cheikh Anta mu mel ni rek dégg-dégg bi neexul ñu gis ngeen ko noonu ca tribunal bu grande instance bu Thiès du ñàkk itam daañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo ci wàllu yoon la ñuy desandi ba tey coowal magistrature li nga xam ne nag moom moo ci am boobaak léegi ba tax itam président bu cour d'appel bu Kaolack nag di joxoñ baaraamu tuuma jeune magistrat yi li mu xamle moom moo di ñoom ñooñu nag dañoo rek amul warma benn yoon ñu teewlu tënk li ak Maymuna Njaay. ay kàddu yu ñuy yëkkati saa su ne bu ci nekk bu ñëwee indi loo xam ni lu bees la askan wi umpale woon nañu ko magistrature bu Sénégal mën nañoo wax ni jamono ji dara doxu fa affaire bi ci njëkk nag mooy démission premier président bu cour d'appel bu Kaolack moom Ousmane Kane fare ci union des magistrats sénégalais li mu tuumaal rek mooy ñàkk a jox cër ki ñu ñàkk a jox cër ñi nga xam ni ñoo jiitu ci liggéey bi loolu moo tax juge Yaya Dia daal di toog daal di koy tontu réponse boobu ñu gis ni am na lu bari loo xam ni wax na ko ci biir loo xam ni xamuñu ko woon ci biir lettre bi mi ngi wax ni démission bi du neen ndax kat li ko sabab mooy Oumar Gueye affaire am boobu nga xam ni bu ñu fàttalikoo ci atum 2013 moom dañ ko daal di tëj ci kaso diir giir gi dundam ki ko condamné woon mooy cour d'assises bu Kaolack juge Gueye ba léegi muy indexé parquet général ñoom ñi nga xam ni dañoo fare ci cour suprême li muy wax rek mooy juridiction bi dafa am lu mu lajj ci dossier boobu yamu ci ndax kat waxaat na itam lu soxal mbirum Khalifa Thiandoum nee nañu dañoo violé texte yi bu ñu sukkandikoo ci moom ci jamono boobu nag mën nañoo jàpp ni Khalifa Thiandoum liñ ko doon toppee mooy détournement de deniers publics ci délibéré bi 20 millions ak benn ak lu teg loolu nga xam ni mooy montant bi ñu jàppoon ni mooy astreinte koppar yooyu moom juge bi dafa gisoon ni dafa takku loolu moom it mu fàttali ko Ousmane Kane ci wàllam di fàttali li muy wax rek mooy Yaya Dia dafa ñëw pour yàq réputation crise bi nag bu ñu fàttalikoo li ko jur mooy réforme yi nga xam ni indi nañ ko ci magistrature bi ki ko def mooy njiitu réew mi Macky Sall ci biir coppite yi am ñoo xam ni dañuy dem retraite juróom benn fukki at ak juróom ñett ña ca des juróom benn fukki at ak juróom lii ñu gis ni yamut ba tax na ñaari camp daal di formé wu ci biir magistrature bi benn bi mooy ñi nga xam ni ñoo ci jiitu mag ñi ña ca des ndaw ñi nga xam ni ñu ci bari ci UMS lañu fare affaire bi nag mu jur coow lu rëy mu mel ni mi ngi wëy magistrature bi nag ngir ñu saafara ko foog ñu toogaat sëgg ci.
Maimouna Ndiaye jamono yi may wax ak yow itam ki nga xam ne moom moo di Ousmane Kane mi ngi am ak jano ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi du ñàkk ñun itam daañ ci ñëwaat suñu yeneen jotaayu xibaar lu ni mel ni mu gën a yaatoo Thierno Alassane Sall daal di xaatim ab rek téere daal di koy dippe protocole de l'Élysée ci bile téere nag daal na ci wax yu bari ay ponk yu bari daal na ko ci jukki lu ci mel ni mbiru hydrocarbures ci rek kii nga xam ne moom ci régime Macky Sall ngeen baal ma ak itam coowal suuf ci rek régime ki nga xam ne moom moo fi nekkoon njiit bu réew moom président Abdoulaye Wade Modou Fall daal dinay lañ bët boobu la téere ñu seetaan. protocole de l'Élysée di ab livre boo xamante ni Thierno Alassane Sall moo ko bind moom mi yoroon suñu énergie. livre boobee nag mu def ci nag ay révélation yu am solo ci wàllu kon yoru ni suñu pétrole ak gaz moom mu indi ay leeral ci lu tax mu wan ginnaaw kii di président Macky Sall boo tijjee livre bi chapitre 17 ci livre bi mu ngay wane rek ni kon ñu ngi ko dalal ca palais bi nga xamante ni ancien gouverneur bu AOF moo ko moom foofee nag la mu fa wane rek moo di kon wàllu wuruj ak njuuj njàcc bi am ci mbir mi mu bind ni talaata ñaari fan ci weeru mai ci atum 2017 kon moom ca la yegg ci giri yu palais boobu lay foofee nag nga xam te ni moom la gouverneur général bu Afrique occidentale française ne woon ci domination française te biir mu fekk fa jëwriñ ju njëkk ji di Mohamed Boun Abdallah Dionne mu toog ca salon ba ay personnalité wër ko noonee nag moom nee na mënul xam li nga xam te ni moom mooy premier ministre message yi mu ko doon envoyé di insister ci kon pétrole bi ñu jox ko Total nee na au lieu kon premier ministre bi rek wax Total na aligné wu ci yeneen offre yi waaye dafa préféré woon nekk avocat wu société française boobee Thierno Alassane Sall fësal nag kon dil ci biir livre am boobee ci biir livre bi sax da nga lire ab partie boo xam te ni daf ci def orage dans le bureau présidentiel foofee muy xam ne ni Timis Corp moom dafa yónnee rek ministre de l'énergie ab demande d'approbation boo xam te ni daf ci lal ay arrangement Thierno Alassane Sall yemul foofu rek ci diggante Petrotim ak Total moom jëriñ yoroon wàllu énergie yokk na ci ni wàllu suuf suñuy caxat-caxatee ci jamonoy Wade ci li nga xam te ne nag moo di occupation bande verte bi livre bi toll ci juróomi téeméeri page génn ci édition fauve moom nag bëri na ay anecdotes yu mu ci joxe ci engagement politique am ak yeneen. jërëjëf Modou Fall ñu wax ci leneen mbokki association des commerçants et industriels nag ñoom ñooy dànkaafu nguur bu Sénégal ngir rek mu daal di amal ab taxaw seetlu ci jàbb yi nga xam ne dañuy faral di lakk ki nga xam ne moom moo yoroon kàddu gi nag demoon ca jàbb bu central bu Kaolack ngir daal di indi yenn ci ay kàddu yoo xamante ni nag jot na ko fa yëkkati ci jëye ja nga xam ne amoon na fa dañuy teewlu Pape Amadou Guèye ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Guèye. sunuy kilifa ñi nga xam ne ñoom lañ jiital wóoru leen teg leen ci bopp nguur gi nañu dimbali ngir yàlla li tubaab naan plus jamais ça mooy lii bu mu amati naka la ñuy def ba bu mu amati mooy bu lakk amee nañ seet càmbar te bu mu càmbaree ba pare ay la yëwén nañ ñu wax li nga xam ne moom moo tukkee ci càmbar yooyu ne mooy bu ñu waxee ne lan moo ko lakk nañ xam lan la bu ñu waxee ne lakk gi am na nañ xam fan la amee bu ñu waxee ne lakk gi am na nañ xam naka la ak nan la bu ko defee nit ñi mën a xam bu ñu xamee nag ba pare mooy góom bi nga xam ne moom diagnostiqué wu ko ba xam ne lii moo koy faj loolu daal mooy jooyu ACIS loolu mooy jooyu commerçant yi loolu nag bu weesoo dañu ne ñun ACIS association des commerçants et industriels du Sénégal marché yi na muy meli ëllëg commerçant yi ci boppam ñoom ñoo ko koy def ndax nag ci dëgg-dëgg bu fekkee ne da ngaa nekk ci biir dëkk ne da ngay gagner sa vie c'est-à-dire da ngay jaay di dunde da ngay jaay di dundal sa njaboot fa ngay jaayee war ngaa mën a fexe ba mu set fa ngay jaayee war ngaa mën a fexe ba mu am sécurité mooy lan bu lu nit ñëwee ne la dama lay xëccal courant nga xam ne fil bi kat bu ma ko dugalee ci sama boutique bii mën na maa jural jëyee suba du ma ko def. boobule association nag mooy sàkku ci yenn commerçant ñu bàyyi xel bu baax a baax ci coppi yi nga xam ne bëgg nañ ko coppi li nga xam ne moom moo di jàbba yi gën ko taaral ginnaaw Kaolack ñu dem mbokk yi fa nga xam ne moom moo di ca Fatick agence informatique de l'État nag daal di amal ay point yoo xamante ni daal nañ fay amal li nga xam ne rek moom moo di ay wifi ci commune ba nag lii lee nag di ab convention boo xamante ni daal nañ koy xaatim niki démb ci diggante ville bu Fatick ak itam woowule kuréel li ñu bëgg moom moo di gën a wëyal projet Smart Sénégal ñu teewlu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey.
projet Smart Sénégal nga xam ni agence informatique de l'État ñoom ñoo koy déroulé wàllu wu yaatu la ñu jagleel gox yeeg goxaat yi di collectivité territoriales yi ci loolu sax la ñu signé ab convention seen diggante ak mairie bu Fatick liñ ci namm nag mooy def ay points wifi ci bërëb yu bëri yi nekkee ci biir commune bi. kenn mënatul a jàng kenn mënatul a liggéey te amoo ordinateur wala amoo wifi ñoom nag dëkk bi fu bëri dinañ fi def wifi ba xale yi mën a accéder à l'internet te duñu am benn jafe ci place publique yi wax naa léegi ne corniche bi ñu ngi koy defar ni ñu ko nar a defaree dinañ soxla sax wifi foofu pour nit ñi mën fay doxantu xale yi mën fay féexloo mag ñi it mën fay féexloo kon am na bu nekk Berge du Sine déjà parce que li ñu liyee léegi nekkatul ay mbiri informatique lépp lu soxal Fatick dinañ ci ànd ak li nga xamante ne moom la fi def ak ñi fi nar a nekk liggéey ak ñoom pour mu nekk bénéfice su dëkk mu ñëw ànd ci ak mairie bi tabax fi li ñuy tuddee maison du citoyen mooy kër goo xamante ne képp ku nekk citoyen kuy sénégalais ci nga bokk. maison du citoyen boobu sax fi ñu ko tabax soriwul dara ak mairie bu Fatick directeur général bu ADIE visité na ko ci alxamis ji moom nag mi ngi wax njëriñ li te nee na xaalis bu takku lañ ci def. li ñu bëgg nag moom mooy permettre numérique dugg ci ville yëpp yu nekk Sénégal procédure de l'administration am ñu mun ko dugal ci xarale yu bees yi loolu nañ def nag à travers la maison du citoyen pour jàppale population sénégalaise yi ñu mën a ñëw fii ci maison bi quel que soit service public bu ñu soxla ñu mun ko am dans des délais très courts dañuy liggéey aussi ci wàllu désenclavement numérique accès au haut débit ñu mën a am accès ci haut débit loolu moom moo waral ñu def ci place publique yu bari ci biir Sénégal wifi public tey def nañu ko au niveau de la place de Berge du Sine mais également dinañu ko def ci place yu mel ni la gare routière le marché principal. yu mel nii nag fas yéene nañ koo tabax ci 45 départements yi nekkee ci Sénégal nee na sax am na ci fanweer yoo xam ne daanaka ubbi na ba pare. kuréel bi nga xam ne nag moom mooy rek daal di ëmb ci àdduna wërngal këpp ñi nga xam ne ñoom ñoo di migrants yi nag ñoom ñooy sàkku ci état yi ñu gën a bàyyi xel ci seeni ay ndaw bokk na ci li ko waral nag di ay doomi aadama yoo xamante ni daal nañuy des ci waax yu gibli bi ginnaaw itam seen moteur bi nga xam ne nag gaal ngi duggoon daal dinay exploser lu tolloog nag fanweer ak juróom-ñaar nag ci ñoo xamante ni jot nañ ci mucc ci wowle gaal nag ay sénégalais malien ak itam ñoo xamante ni ay doomu Tchad lañ ba ci sax Gana nag daal nañuy sauver lu ni mel nag mi ngi am ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août bi nga xam ne nag moom la ñu génn ba tax itam kuréel woowee nag di sàkku ci réew yi ñu gën a bàyyi xel seeni doom yi nga xam ne ñoom ñooy jël yoonu ndox mi ñu wax ci leneen mbokk yi lépp lu soxal wàllu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca biti réew nag ñu xam seen ak lim li leen nag di bëgg-bëggu njiitum réew bu Sénégal moom Macky Sall ba tax itam secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur di rafetlu bu baax a baax lu ni mel moom muy Sarr dañ koy teewlu ci micro Aminata Mbaré Sow ak itam ci Laurent Mendy. nag Sénégal fu mu toll effectivement ba léegi boo waxee recensement rek wala boo waxee ñaata Sénégalais ñu nekk bitim réew dañ lay wax ne environ 2,5 millions 3 millions mais ba léegi am nañu ay fichiers yoo xam ne am na mais amul benn fichier boo xam mooy fichier bu complet bu exhaustif boo xam ne boo waxee France ñaata ñoo fa nekk ñu ne lii la ñu ne Afrique ñaata ñoo fa nekk nga xam ne lii la donc loolu mu nekk lu am solo te gis nañ ne kat surtout ak mbas mi problème fichier am na solo parce que même pour ñu aider ñu nekk biir réew mi il fallait ñu am benn fichier boo xam ne dañu xam ne kii kat moo ko soxla te kii effectivement moo ko war a am moo ko yeloon ñun aussi ci biir diaspora bi ci 12,5 milliards yu président jëloon pour ñu jox ko ñi ko yeloon il fallait effectivement ñu am benn base de données moo taxoon am na jéego yu am solo boo xam ne suñu ministère def na ko ministre affaires étrangères ak Sénégal extérieur def base de données boo xam ne en 1 mois 12 jours dem nañ ba recenser plus de 200 000 compatriotes yoo xam ne ñoo ngi dund ci 142 pays mu nekk lu am solo donc président nag ci phase relance bi nii mu ne bu leen yem foofu continuer leen recensement bi. mbokk yi réewu Mali la fa jot a xew fan yi ñu génn nag boobu ak léegi ba taxitam waa M5RFP nag niki tey ji daañu amal ab ndaje bu ñaari waxtu jotee maanaam 14h foofee nga xam ne moom moo di ca Bamako li nga xam ne nag moom moo ko waral bokk na ci gën a dànkaafu militaire yi nga xam ne jamono yi nag ñoom ñoo yor cëggaluk guy ga ginnaaw itam ba ñu rek wàññee ki nga xam ne moom moo di loxook Ibrahima
Boubacar Keïta ngir rek mu daal di leen di abal ca réew bu Mali itam ak dogal yi nga xam ne nag jot nañ ko fa jël ba tax itam coordonnateur bu Avenir Sénégal bi ñu bokk nag di rafetlu dogal yi nga xam ne njiitum réew bu Sénégal daal di koy bokk ak ñoom ba taxee ñu daal di yolomal yenn ci yooyee naka noonu itam daal nay àddu ci njiit bu réew bu Côte d'Ivoire moom Alassane Ouattara ñu teewlu Cheikh Tidiane Dieye Chérif Dia ak Youssou Baro ngeen baal ma ñoom ñoo taataan ay kàddoom. Mali li tax mooy Mali boo jëlee téeméer bu nekk juróom-ñett fukk yi ci li nga xam ne moo fay dugg ci marchandise Sénégal gi lay jaar te li fay dem ci marchandise dafa am loo xam ne ñoom dañ koy jënd bitim réew mu jaar ci port bi dugg waaye leneen li dafay jóge ci suñuy usines yi ñuy defar sénégalais yi di ci liggéey ñu koy jaayee ji Mali kooku boo ko tëjee sa bopp nga tëjal parce que camions yi jóge portu Dakar di dem Mali dañu créer benn genre économie du corridor boo xam ne dëkk yi ñuy jaar ñëpp a ciy dund bu camions yi taxawee ay junniy nit yu doon liggéey ci corridor bi ñoom itam ñooy taxaw loolu benn la boo xam ne intérêt Sénégal la bu beneen réew amul ci Mali. Mali économie am dafa faible Mali li muy exporté lu jege 60 et quelques % or kese lay exporté Afrique du Sud la koy exporté ak Émirats arabes unis coton moo ci topp te 8% la kooku boo tëjee économie am yaa ngi étouffé askan wi. te boo étouffé askan woo xam ne dafa ni ndóol ak jafe-jafe ak problème mu dund moo tax ma mere président bi ba génn di xeex pour président ba dem mais kooku boo yokkee ay joote ci wàllu koom-koomam mooy yaa ngi koy gën a indil problème. Ouattara dafa radical pour ñaari yëf dafa radical parce que fi mu toll tey ci réewam ak lii mu bëgg a def ragal na ni bu armée bi lijjantee bii président ci Mali moom it armée am dana leen jox xel ni kii kat buy insister nañ ko def nii ñu def Ouattara ni ñu def IBK ndax mën na nekk. mu bëgg moo Condé bokk nañ ci ñi gën a radicaux mu bëgg nag ñu ne loolu bu mu fi am. waaye beneen bi itam mooy moom Mali dafa am ci économie digganteem ak Sénégal loo xam ne Côte d'Ivoire amu ko te Sénégal ak Mali dañu nekk ci compétition loo ci mën a wax ba tax na su sañoon Sénégal tëj moom mu tëj waaye bu Sénégal tëjoon man gëm naa ni Ouattara bii ma xam mën na toog une semaine après ubbiwaat bosam pour détourner flux commerciaux yi ñu dem ca moom ndax ci loolu la gëm noonu lay doxee. IBK ñu xam ne tourné nañu page bi bokkatul ci jeu bi nañu dimbale ñii fi nekk muy armée bi ak force M5 yi ak société civile malienne ak acteurs politiques ya fa nekk pour que ñu mën a dajaloowaat pour teg seen feuille de route boo xam ne ñoom nag ñoo koy defal seen bopp pour ut solution ci seen problème. egsi nañ ci ponk yu mujj ci la jotaayu xibaar li ci yéen kaay yi lay doon. jërë ngeen jëf coup d'état ci kaw coup d'état ba am ci réew Mali l'observateur nee na ñun njiitu réewum Sénégal di Macky Sall dolliwaat na ca beneen coup d'état waaye coup d'état la buy jural jàmm askanu réew Mali ubbil yéenekaay bi démb bi njiiti réew yi CEDEAO yi wooteem waxtaan ngir doo ca waxtaane la xew ca Mali président Macky Sall ba mu jëlee kàddu gi di wax dafa ñaan waa CEDEAO ñu xoolaat bu baax a baax embargo gi ñu bëgg a def réew Mali ndax bu ñu ko defee askan wa rek ñoo cay loru ñoo cay sonn moo waral mu ñaan waa CEDEAO bu ñuy embargo it ñu bañ caa boole li askan way soxla ngir dund lu ci mel ne denrées premières nécessités garab yi nit ñi di soxla bu ñu woppee ngir mën caa faju ak it lu ci mel ne produits pétroliers yi l'observateur nañu loolee président Macky Sall doon sàkku dëgg la su amee dana baax lool ci askanu Mali waaye nu mu baaxee ci ñoom rek dina ko baaxee ci poorum Dakaaru ndax yi jóge bitim réew du dugg Mali yu ca bari maanaam lu jógee 65% yi ca poorum Dakaaru lay jaare ndaje mi chef d'état yu CEDEAO yi doon amal démb ngir waxtaane ca la xew ca réew Mali Le Quotidien xëy na di ñu wax ni mu demee dem ca ba xamal ñu ne Mouhamadou Issoufou président bu Niger Alpha Condé président bu Guinée ak Alassane Dramane Ouattara président bu Côte d'Ivoire li ñu proposé woon moo dina CEDEAO yebal ay soldats ca Mali ngir ñu dem lijjanti ji situation ba président Macky Sall moo ci dëgg tànkam xamal leen ne àndul ci loolee le témoigné nañu diplomatie gërëm na ko coup diplomatique bu nice le président Macky Sall def démb li ñoom Ouattara bëggoon mu di ñàkkante ko soldats yi jël nguur ga ca Mali dem ca ak ñoom ba jeex dugal leen ci tumuranke tëj frontière ya tonkal leen lottal leen embargo réew ma ci loolee le président Macky Sall wax ak ñoom convaincre leen ba xamal leen ne bu ñu ko defee saafara su jur jàngoro lay doon Soleil national xamal ñu ne waa CEDEAO li ñu sàkku ci soldats sa def coup d'état ba ca Mali moo di ñu jëlaat nguur ga delloowaat ko Ibrahima Boubacar Keïta source wa nañu xanaa loolee mooy ne soldats yi dem leen aji weer yu indil ma ne bu ñu nee ñu teg loxo nañu leen libéré bu nuppi jëlaat nguur ga delloo Ibrahima Boubacar Keïta xanaa loolee mooy bëgg guddal mbayum noor docteur Abdoul Aziz Mbodj di professeur ci wàllu droit public ni ci l'observateur ba CEDEAO de CEDEAO ba léegi musuñoo tëbal ab président de la république cim réew jëlee ko fa CEDEAO fexe ba tegaat ko fa docteur Mbodj dolli ñu ci ne guddi yu ñu toll réew Mali war naa xinte woo leneen war naa yitte woo leneen lu dul naan mi ngi organiser
organiser ay élections yi démocratique Sud Quotidien nañu communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest di CEDEAO ma ngay gëdd yëkkati na fukki sanction ak ñaar di ay daan yu mu bëgg a gàll ci ndoddal soldat yi fuqati nguur ga ca Mali réew Mali ak seen tooke ji ñu dénkaane ca poorum Dakar di nitrate d'ammonium bi Libération nee nañu kilifa yu poorum Dakar bi bu ñu nee marchandise ma dafa transité te du fa yàgg ñoo ngi wax lu leen neex nitrate d'ammonium ba def na ca poorum Dakar ñaar fukki fan ak juróom lu jege juróom-ñeenti junni ka coronavirus yi ñuy dégg ci Dakar bi feebar bi duggee ci réew mi ak léegi loolee moo yéem la Sénégal ba tax mu xëyee ko jàpp na ne diwaanu Dakar ak ni mu ne lëjj ci wopp si ba ci bopp ak baat doon na lu doy waar mbir meneen mu doy waar mi ngi ci xët mu njëkk Source A kërug transport gii di Dakar Dem Dikk la ñu xamal ne ay boro ko sonal ñoo ko sëkkatal ñoo ko xoj ba di ko bëgg a rey Dakar Dem Dikk amel na IPRES Dakar Dem Dikk amel na Caisse Sécurité Sociale Dakar Dem Dikk amel na IPM directeur général bu Dakar Dem Dikk di maître Moussa Diop di leeral ci yéenekaay bi ne bor yi Dakar Dem Dikk amel IPRES yàgg na fa mat na ñaar fukket ak benn moom ba muy ñëw fa la ko fekk ba jotoon caa dugal juróomi milliards ginnaaw milliards yi magistrat yi La Tribune nee nañu yaamaneek maanele jaa ngi ne xus ci biir magistrat yi réew mi ku ci nekk ci ñoom yorok fitalam di fital sa morom juge Ousmane Kane mi démissionné ci bureau union des magistrats du Sénégal juge Yaya Amadou Dia waxal na ko lu ne weng dem sax ba di ko tuumal ak guerre Le Témoin nañu guerre bu rëy moo nar a am ci seen biir ñoom magistrat yi ndax magistrat Ousmane Kane nee na dafay defu conférence de presse tey ji ci suba gi ci Kaolack ngir leeral la xew fa coow la soqeekoo di affectation Ngor Diop ca tribunal bu Kees président union des magistrats du Sénégal di Souleymane Teliko mi ngi wax ci Les Échos ne membre yi ci biir union des magistrats du Sénégal bu ku nekk ci ñoom defoon sa wareef kon affectation Ngor Diop du jàll ñu jàll ci xët mu njëkk L'Observateur xooli fa lees xamul nees koy jàllale ca njaareem la ñu yéenekaay bi ne benn waay bu ñu naan Adama Mbaye moo fa jël aw yat dóor ko jabar ji ci awra ba fukki fan yi kaso fekk ko ci li indi coow li yéenekaay bi nañu moo di Adama Mbaye dafa tëdd ak jabar ji guddi soxla jabar ji laaj ko boppam jabar ji ne ko sama yaram neexul bàyyil ba suba Adama mer gis boppam génn ci biti jëlu yat ñëw dóor ko jabar ji ci awra ba jabar ji xëm l'hôpital la yeewoo. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye jant ak ngërëm ñenn la mbokk yi foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi ngoon incha allah daañu fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaama kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias kenn dal ak jàmm.